salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna fu waay mën a nekk waxtu wi ñu ngi lay nuyu di rafetlu àndandoo ak taamu bi ngeen di taamu seen programme télévision Futur Média rawatina waxtu wi seen rendez-vous bi nga xam ne dañ ko jagleel sénégalais yi nekk bitim réew. bu ñu waxee diaspora nag diaspora du émission wu sénégalais yi nga xam ne rek ñoo nekk bitim réew ndax diaspora dafa yaatu diaspora africaine diaspora bu nekk nag y a plusieurs diaspora xam naa ne loolu dinañ ci gën a ñëw waaye tey ji li nga xam ne moom moo ñu gën a soxal te soxal leen tey jii rek ñu fas yéene leen ko andil ngir jagleel leen ko muy rendez-vous bi ngeen di xaar mardi bu jot ci télévision Futur Média ginnaaw bi ñu duggee fu nekk ci yéen ñi nga xam ne yéen a toog di seetaan nuyu leen ba pare nag delloo leen jukkal du ñu def nag lu dul ñëw ak yéen ci li nga xam ne moo fas yéene nekk waxtaan wi tey waxtaan bu am solo ni ñu leen koy defalee mardi bu jot ñu ciy àndandoog nag koo xamante ne nii Sénégal ak àdduna ràññee nañ ko waaye rawatina Amérique nga xam ne fa la jógee waaye nag ñëwaat fii ci Sénégal moom nag Nogoy Mbuub lañ koy wax mu nekk jigéenu jàmbaar boo xam ne ku dem Amérique ràññee nga ko fa mu def fa 19 ans nekkoon fi nga xam ne moom moo di New York nekk nag conseillère en communication foofu la ci FAISE nag boo ko waxee mooy fonds d'appui ak d'investissement au Sénégalais de l'extérieur bi nga xamante ne moom la soxna Naata Samb jiite beneen casquette boo xam ne am na ko moom invité tay bi mu nekk nag koo xam ne mooy présidentu li nga xam ne moom moo di liggéeyal ëllëg muy nag benn groupement boo xamante ne groupement buy œuvrer ci li nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu développement la muy groupement boo xam ne jagleeluñ ko rek jigéen ñi waaye c'est un groupement boo xam ne c'est multidimensionnel ñu yëngu ci wàllu li nga xam ne moom moo di financement accompagnement transformation confection maanaam daal ci tënk lépp loo xam ne jëm na ci li nga xam ne moom moo di développement moom moo di invité tey ba noppi itam nekkoon ki nga xamante ne ba tey vice présidente li nga xam ne moom moo di ASA nag boo ko déggee mooy association des Sénégalais d'Amérique moom nag tey ji mooy suñu première gan bi nga xam ne dañ koy dalal mu di Nogoy ñuy am mbégte lool muy jigéenu jàmbaar tey ji ñu fas yéene laataa ñu ñëw ci li ñuy waxtaanee ma bàyyi la nga nuyoon teeg askan wi nga xam ne ñoo lay seetaan gannaaw bi ñu la nuyoo ba pare. jërëjëf Kebs Thiam ambassadrice su diaspora ñi ngi lay nuyu bu baax. man lay fay di la gërëm di la sant di nuyu téléspectateur ak téléspectatrice su TFM. di am mbégte. di fekkee jotaayu tey bi muy lu am solo. ñu di ko waxtaanee diaspora. ñun bu ñu defee ci àll bi 19 ans du ko 20 ans. ñibbisi ngir jàppale sunu dëkk ak sunu njaboot. yaakaar naa dinañ ci mën a waxtaan lu bari. casquette yi nga wax noonu la demee boole ci conseiller en municipal bu Yoff nga xam ne dañ fa nekkit depuis 2014 liggéey ci jàpp ci. delluwaat tamit beneen taxawaayu député. ànd ak Aboubacry Diallo mu Océane yi. nga xam ne kon li ñu mën a wax daal ci diaspora bari na. en tout cas dinañu jéem fexe ba waxtaan wi daal dina am solo. dëgg la am nañ ci loo xamante ne lu ñu leer la macha allah na xam nañ la yàgg laa gis ngay taxawaay yu am solo yoo xam ne ñiy seetaan dinañ mën a gën a xam tey ji kan mooy soxna Nogoy Mbuub beneen bi nga xamante ne moom mooy keneen gan gi nga xam ne am nañ ko moom nag Latir Dione lañ koy wax il fait partie des 10 pilotes nag bu ñu ko waxee moom mooy collectif des Sénégalais de la diaspora mu mel ne nag ñoom ñi ngi taxaw li nga xam ne moom moo taxoon collectif bi sosu mooy rek ñi nga xam ne ñoom ñoo fi càng waaye dem nañ ba ci biir yaakaar naa ne ñu nar koo pérenniser waaye nag ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ci diwaanu fi nga xam ne moom moo di Maroc la mu nekk Maroc depuis plus de 5 ans àndandoo collectif bi nga xamante ne Mati moom moo nekk ci bopp bi rek di def jigéenu jàmbaar moom i tamit moom moo naroon a ñëw tey jii sax far ñu daal di ñëw nag jublu ci ki nga xam ne moom moo di Latir les 10 pilotes mu nekk nag loo xam ne collectif bu am solo la ñu gis seen taxawaay waaye taxawaay bi yëpp xeex bi ak lépp lu ñuy def rek dañ koy teg ci yoon def ko ci diplomatie kon Latir tamit li ngeen di def am solo lool moo tax ñu indi leen tey ci diaspora di la nuyu nag di la bàyyi nga nuyoon teg ñi lay seetaan waa Maroc yeeg waa Sénégal waa àdduna ndax yaa ngi fi bëgg a yàgg nag càng nga fi bu yàgg xaw na yàgg macha allah du rafetlu sa invitation Kebs di la nuyu sama tata bi aussi moom it ci tata yi diaspora yi la wax dëgg yàlla di rafetlu teewaay bi di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di nuyu groupe Mati Family bi mooy groupe bu mag bi di nuyu ñoom ñëpp xam naa actuellement ñoom ñëpp ñu ngi sur le plateau di nuyu waa Maroc di nuyu waa Casablanca partout au Maroc maa ngi leen di nuyu di rafetlu trop ci dalal bi yaakaar naa dinañ soulever lu am solo daal tey incha allah dëgg la noonu la demee présenté nañ leen invité yi li nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaanee nag tey jii bokk na ci ay ponk yu am solo bu ñu fàtte également ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax rek suñu ay correspondant nekk fépp ci àdduna bi
kenn ku ci nekk dinañ jéem a am ñoo xam ne jël nañ leen ci waxtaan ak ñoom dinañu dem fi nga xam ne moom moo di Cap Vert fekk fa Samba Kane waaye bu ñu jógee Cap Vert itam dinañu dem fi nga xamante ne rek moom moo di Portugal fekk fa Binta Thiam itam am na yeneen i sénégalais yoo xamante ne ak ñeneen ñoo xam ne boo limee rek da ngay juum fi mu nekk nii dinañ ñëw ak ñoom tey jii kenn ku ci nekk nga wax ñu actualité bi ci gox bi dinañ dem également ba fi nga xam ne moom moo di Norvège fekk fa suñu xarit Yelli Fall Yelli moom itamit yàgg lool ci gox ba nekk fa jàmbaar moom itam mu wax ñu sénégalais yi naka la ñu nekkee foofu ak naka la ñuy yëngoo surtout nag rawatina jamono ji nga xam ne ci jamono pandémie la ñu nekk ñu ñëw nag ci ibbi waxtaan bi tey jii li ñuy waxtaanee laataa may dugg sur le vif du sujet soxna Nogay mu mel ne sénégalais yi nekk Amérique ak fépp sax rawatina Amérique jaaxle nañu ci seen ñibbisi ndax ñu ci bëri bëgg nañoo ñëwaat wante am na information boo xamante ne peut-être eggul ci ñoom naka la demee dëkk ba tëj nañ ko tëjuñu ko ak nan la demee laataa ñu dugg si ci waxtaan bi waaw jërëjëf Kebs xam naa ne d'abord li may njëkk def rek mooy massawu àddina ndax li xew d'abord il faut que ñu comprendre ne du sénégalais rek la dal ay dëkk la dal àdduna la dal àdduna itam tëjandoo seeni frontière kon ku nekk dëkk ba nga toog ba ñooñu tëj seeni frontière falaa budda li ciy gën rek mooy xaar ñu ubbi ñu suñu ay autorité mën a waxtaan ak dëkk ba ñu seet naka la ñuy faciliter te loolu yaakaar naa démarré na loolu mooy waxtaan bi ndaxte ki nga xam ne mooy le ministre des Affaires étrangères muy monsieur Amadou Ba ak ki nga xam ne mooy Moïse Sarr nga xam ne mooy yor Sénégal de l'extérieur ñëpp gis nañ ne am nañ ci taxawaay bu ñu def ànd ci ak commission bi bokk diaspora bi parce que soo nee diaspora mënoo ci génnee Soxna Naata Samb Mbacké soo nee diaspora mënoo ci génnee François Gaye donc ñooñu tey taxaw nañu ci fexe def ay négociations lu mel ni États-Unis actuellement ay vol commencé nañu ñëw Sénégal dafa waxtaan ak Amérique waxtaan ak Delta ba képp koo xam ne am nga sa billet retour Delta fayoo dara may nañ la ko nga ñibbisi ba donc am nañu commencé ñëw am na sénégalais yoo xam ne aussi xëy na du ñu dem vers l'information te jamono fi mu toll tënk nañu képp koo xam ne doo déglu télé wala doo déglu news maanaam lire journal wala nga laajte wala ki nga dendal nga laaj ko li xew donc munoo toog rek nga yaakaar ne da nga war a ñëw rek jël sa vol wala yow peut-être impacté wuloo sax parce que bëri na ci ñoo xam ne xëy na demoon nañu bu yàgg am na ñu demoon décembre am na ñu demoon janvier waroon a toog 6 mois mais situation bi sax dugal nañ ci ay problème ba nga xam ne mais Sénégal njabootam yépp président Macky Sall njabootam yépp la pare pour àndal indi leen Italie gis nga ne am nañu ay vol yuy ñëw donc diaspora bi nañu def ndànk bu lu mel ni Maroc xam naa dinañ ci dugg léegi ñoom ubbeeguñu mais am nañu commencé yëngatu def ay coow léegi ku déggul dañ ñaan Sénégal dafa bàyyi ay njabootam mais nag nañu xam ne dëkk dafa am lu leen ay dëkk dafa am lu leen boole li leen lié donc la leen lié ak dal rek moo ko mën a indi ba nga xam ne kilifa réew yi dinañu waxtaane ba ñu ubbi frontières yi ñu ñëw sax dëgg la mu mel ne diplomatie moom mooy régler lépp parce que les états sont souverains te kenn ku nekk sa ay dëkk yaay xool loola neex nga doxal ko ci absolument noonu nga ko waxee te nag lii information de taille la parce que tam ñu wax ne nag képp ku bëgg a dem rek am na fooy jaar du da ngay tëb rek parce que situation bi dafa changé donc dañ ciy conformé wu kon lu mel ne Amérique da ngay dem woote ci fi nga xam ne mooy ambassade bi dem ca consulat ba inscrire am sa billet retour parce que boo amee billet retour Delta agence bi nga jëndee rek ngay woo ne ko dama bëgg a ñibbisi ñu ne la demal ci sa ambassade soo demee nga inscrire bu ñu gisee ne am nga retour automatiquement vol bu open bu ubbi te ñu mën la caa dugal di nga dugg ñëw dëgg la mu mel ne lii mu wax ni leer na soxna Nogay mais loolu nag day concerner ñi nga xamante ne rek ay citoyen la ñu yore passeport yi ak green card am na aussi débloqué am na ñoo xam ne dañoo demoon tourisme wala demoon liggéeyi wala demoon ci yeneen yitte mu fekk leen fa mais ku ci am sa billet retour rek ku ci am sa billet
retour rek muy Delta. soo demee ci consulat bi inscrire suñu amee fu ñu la dugal place bu ñu la mën a dugal dinañ la dugal. sinon yow yaay mën a jël sa en charge nga jënd sa billet. de façon na nga am billet daal. dëgg la mu mel ne nag kon dem vers l'information wala avoir la bonne information tam daf ci am solo mu bañ a doon rek di coow noonu di wax te doo lijjanti waaye parce que souvent problème de communication daf ci am te loolu am na loo xam ne war nga ko ci mën a wax rawatina fi nga xam ne moom moo di yéen Maroc yi nga xam ne moom ngeen di gérer ndax tijji nañu ak nan la demee ku bëgg a ñibbi ak li ngeen taxawal di ko xeex boobu ba léegi parce que am na benn vol boo xam ne dafa naroon a jugee Maroc pour ñëw waaw léegi nag bi ngeen après finalement dañ ko mujj annulé non bu waroon dem moom la ñu mujjee annulé mais am na benn boo xam ne war na jógee Maroc pour ñëw pour indi GPI ak ñi demoon ziar Calais foofu ñooñu vol boobu moo leen di indi mais amoon na vol boo xam ne waroon na pare pour dem mais finalement par la suite ñoom dañ ko arrêté waaw xamuñu nag pour quelle raison bon ñu arrêté ko waa état moom mooy xool lu ko neex mu def ko mu mel ne tey jii yéen li ngeen taxawaloon collectif bi lan moo ko yëkkati woon c'était juste parce que comme ñi nga xam ne càng nañu ci frontières yeeg yooyu waaye dafa mel ne da ngeen ko nar a continuer laataa ngay tontu ci loolu ma jël ki nga xam ne moom moo njëkk a nekk en ligne rek nekk ci Cap Vert moom nag Samba Kane la ñu koy wax mu nekk koo xamante ne mi ngi fi nga xam ne moom moo di île bi nu mu tudd sax Boa Vista Samba bu fekkee mi ngi en ligne Maawo ñu jël ko rek laataa ñuy àggali allo waaw Maawo kan la Samba Kane allo waa allo waa Samba ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum. maaleykum salaam nuyu nañ la. waaw fay nañ la moom ak Kebs. waaw di nuyu waa Cap Vert yëpp nga wax ñu précisément fan nga nekk rek ñu ngi lay déglu nga wax ñu situation bi foofu ak naka la demee sénégalais yi nekk foofu. bon salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa TFM. ñu ngi lay fay. particulièrement di rafetlu Kebs Thiam. gis nañ sa liggéey. ñun les Sénégalais de la diaspora ñun ñëpp kontaan nañ ci yow. jërëjëf. waaw di la wax ne jàppal ni. amuñu sa fay parce que émission bi suñu émission la. dëgg la yéen a ko moom. ayca waaw rafetlu nañu. bon ñoo ngi nekk ci Cap Vert. ci benn île bu ñu naan île de Boa Vista. île de Boa Vista ok. waaw fa lañ nekk. dëgg fii la nag Sénégalais yi fi nekk yëpp. ci tourisme la ñuy dund maanaam ci tourisme moo tax ñu ñëw Cap Vert fii. tourisme ci île bi ñu nekk. waaw tourisme. am na île de Sal tamit beneen île la bu nekk fii nii à 15 minutes de vol. ñoo yam tamit ci tourisme lañu dund. Praia mooy capitale bi foofu. business moo fa am. waaw fii ci île de Boa Vista ñoo ngi fi nekk environ 400 personnes yoo xam ne ay sénégalais lañu. 400. 400 environ. bon 95% yëpp. ci secteur informel bi lañ nekk maanaam dañuy jaay. ay art. xam nga yeneen 5% yi ñoo nekk ci secteur formel bi maanaam di liggéey ci hôtellerie. ñii ay restaurant. ñii ay études. ñii ay réceptionniste. ok l'essentiel daal waaw. bon fii ñoo ngi enregistré suñu cas yi depuis le 19 mars ah lañ tëj frontières yi. le 19 mars ok. waaw le 19 mars lañ tëj frontières yi. Sénégalais yi nekk fi tamit di souffrir parce que tourisme rek lañ amoon ci loo xamante ni moo nekkoon seen gagne-pain. waaw. waaw mais code Cap Vert am na loo xamante ne alloué nañ leen ko est-ce que egsi na ci yéen. waaw fii force Covid bi. bon egsi na am na ñu jot. am na ñu jotagul. parce que 400 personnes mu ñu fay nekk. ñu fi nekk majorité bi yëpp ñu si bëri seen njàng demoo fa noonu déjà li ñu njëkk a dénoncé mooy. ni état procédé aide bi pour gars yi jot si parce que avant gars yi see jot métti woon na quoi récemment la ñu si bëri commencé jot y a même pas 15 jours fii 400 personnes ñoo fi nekk 212 personnes ñoo fi jot ci aide yi pour l'instant. moitié bi daal plus de la moitié. plus de la moitié. lan moo ko waraloon nga ni jàng bi demeewul noonu nan la woon processus bi. maanaam Sénégalais yi fi nekk maanaam majorité bi ay jaay aar la ñuy def maanaam mën nañoo wax anglais. mën nañoo wax italien mën nañoo wax français mais mënuñu ko bind. donc boo leen bëggee inscrire loo ci benn plateforme. ça va être compliqué pour eux. waaw loolu la moo tax mu retardé. ñu bëri ñun ñoo porté volonté ñun nga xam ñoo ngi fii
ku si mel ni président bi ku si mel ni yeneen ñoo porté volonté jël suñu connexion jël suñu internet di toog ngir jàppale pendant des heures waaw di jàppale ñoom loolu lu am solo la mu mel ne solidarité bi génn na foofu waaw solidarité bi génn teg si autorité capverdienne yi tamit ñu ngi doon jàppale sénégalais yi fi nekk maanaam du ma wax sénégalais yëpp étranger yi fi nekk yëpp parce que ñu ngi doon def seen aide ñoom sax seen aide moo njëkk a ñëw ko avant ay aide gouvernement bi parce que ñoom dañoon def ay petits sachets def ci ceeb def ci diwlin def ci meew di ko wër di séddale dëgg la léegi Samba fi mu nekk nii dëkk bi situation bi ngir mën a tëj rek mooy que ubbi nañu dëkk bi ak nan la demee rek ñu mën a conclure gaaw waaw dëkk bi tijji nañ seen confinement jeex na depuis le 14 mai ok depuis le 14 mai la seen confinement jeex fii Île de Bovissa Île de Bovissa actuellement amatul cas Sal moo am cas beneen île bi île de Sal moo am cas ak Praia mais Bovissa seen cas wàññeeku na macha allah amatul benn cas pratiquement mais Sal ak Praia ñoo am ay cas mais fii Kebs dafa am benn réalité bu fi nekk parce que sénégalais yu fi nekk dañoo nekk di jaay maanaam yor seen boutique di fay ay plus de 400 euros 500 euros ba 1000 euros ay boutique te depuis le 19 mars ba léegi kenn liggéeyatul léegi boo waree fay sa boutique war a fay sa location kër gi nga dëkk war a fay naan war a fay lekk te fii vie bi dafa cher ñoo gën a cher la fii Europe parce que fii dugg tourisme la donc état bi seen aide bi ils sont très 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 en retard pour dimbali yenn Sénégalais fi nekk parce que récemment ay 10 semaines ci ginnaaw la majorité bi di soog a jot d'accord mooy 212 yi dëgg la message bi jàll na jërëjëf Samba waaw di wax di ñaan rek benn laps de temps bu gàtt parce que yeneen dëkk yëpp ñu ngi organiser ay vol de rapatriement te fii tey aujourd'hui ñun ñu ngi yaakaaroon nooy Sénégal day tëji frontière am le 30 juin Cap-Vert wax Sénégal day tëji frontière am le 30 juin mais récemment tey seen ministre bi dafa génn ni dañuy prolonger affaire ba 30 août parce que ci beneen île bi dafa am cas yi dafa yokk île de Sal ak île de Praia gars yi fii yu bëri ñu bëggoon dem tabaski ji mais fi mu nekk ni daal tey ministre bi foofu génn na def communication ne dañu yokkaat ni rek ba 30 août waaw te nga Kebs nga nekk war a fay sa lekk war a fay sa naan war a fay sa location pendant 3 mois léegi ñu yokk ci beneen mois day métti problème la dëgg la waaw ñuy ñaan état bi ñu jàppale ci vol de rapatriement mu mel ne message bi jàll na ni nga ko war a jàllee ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom Samba woote foofule ci Cap Vert fi rawatina fii di île bi nga xam ne fa la nekk muy Boa Vista mu mel ni rek diaspora wax nañ leen ko képp fu doomu Sénégal nekk même bu fekkee nombre bi 400 la ak nu mu mën a doon rek dinañ jël suñuy antenne rek yóbbu ko ba foofu ngir ñu mën a communiquer ndax nag seetu Sénégal lañ wax te ñëpp ci lañu bokk mu mel ne am na point yoo xam ne souligné na ko Nogay yéex a jot ci aide bi ndax ñi nga xam ne jànguñu pour mën a def ci plateforme bi pour mën a inscrire loolu nekk na loo xamante ne jafe-jafe la woon waaye mu mel ne solidarité Sénégal génn na foofu le waaw loolu lu am solo la xam nga boo gisee ñuy demander sénégalais yi ñun expérience biñ ci am mooy boo yegsee ci dëkk na nga dem ci sa consulat boo yegsee ci dëkk na nga laaj fu am daayira boo yegsee ci dëkk na nga laaj fu am association bi comme ku mel ni ñoom île bi ñu am bariwuñu parce que ville touristique la mais war na ñoo mën a regroupé wu ba nga xamante ne nii kenn ku ci nekk ku am niveau boo xam ne tane na boo mën a dimbale sa morom nga def ko parce que plateforme bi xam nga biñ ko ubbee dañ ko ubbi pour ñëpp force Covid-19 diaspora donc ci àdduna bi yëpp lancé nañ ko fa donc waroon na am ñoo xam ne xëy na war nañu mën a inscrire dinañu gis sax ci biir plateforme bi ñu inscrire ba pare am fu ñu càng mais du ñu xam fan la ñuy dem pour ñoom egg nañu egsi bu ñu tëjee ba pare la ñuy wax ne ñoom kat gisuñu dara mais delluwuñu validé wuñu parce que demuñu ci seen ay email donc problème yu bari surgir na après li ko indi xëy na mooy ñàkk jàng français wala nga ñàkk am ku la dimbali wala aussi am na ñoo xam ne sax ñoom ci seen i compte dugal nañ leen fa sax seen xaalis mais demuñu seen email xool ko wala ñu ubbi ko donc yu ci bari dafay manque suivi daf ci am. moo tax mais tam Nogay mënoon nañ ko gën a jël en compte tam parce que bu fekkee ne ci yenn làkk yi rek lañ ko def. wala plateforme bi am na wolof aussi. non si xam nga call center bi nga dégg. ñu publier ko loolu ñëpp gis nañ ko.
am na séeréer am na mandeng am na wolof am na anglais ak yi mooy li ma la wax rek ñun ñoo baaxoo tayal a dem vers l'information li ci ëpp ci problème mu Covid bi manque de communication maanaam dara dinañ ko wax doo ko dem saytu ji moo xew ci ñàkk gëm Covid bi moo xam ci buñ ne portez vos masques nit ñi duñ ko takk dañ naan gëmuñu ko moo xam ci lépp mais yaakaar naa coow li problème bi fu mu nekk waruñu ko teg problème gouvernemental day metti il faut que sénégalais yi fu ñu nekk parce que sénégalais yi ñoo fi toogoon ne bu ñu yónnee xaalis Amérique bu ñu yónnee xaalis diaspora soxlawuñ ko donc tey sénégalais yooyu ñooy toogaat di wax jotuñu dañuy soxla moo tax lu ci nekk fi nga war a dem laaj ko da ngay dem nga laaj information yi nga jël ko te bul fexe tayalloo ki war a laaj parce que doo xam ëllëg li la ciy fekk. mais est-ce que communication bi tamit waruñu ko woon gën a accentuer. mais accentuer nañ ko keps loolu laa lay wax accentuer nañ ko lu baree xëy na am na fu des parce que xam nga wolof daf ne xalangu dajul suuf. parce que am na yeneen îles yoo xam ne sax xëy na. am na fu des moom waaw fu des a des sax kay fu des a des ñi di ko jéggalu. ñi di ko jéggalu parce que comme li ñuy wax sénégalais yi ñu ngi fépp. waaye fu ñu mën a nekk doomu Sénégal lañu. yaa ngi dégg xëy na lii dafa wake up call la maanaam dafa yeewandoo àddina. ñu war a synchroniser actuellement defar recensement fépp fu Sénégalais nekk ñu mën a xam d'ailleurs du plateforme rek Covid lay doon. mais plateforme pour tous les Sénégalais dëkk bu ñu nekk ñu mën a xam ñu mën ko continuer pérenniser ko. dëgg la Aïcha. sa gis-gis loo ci mën a sànni ci li jëm ci li nga xam ne moom moo di jafe-jafe yi sénégalais yi di faral di am des fois ci yenn gox-goxaati des fois nga nekk foo xamante ne pour nga mën a communiquer par exemple bu ñu waxee bu ñu ne Italie wala Maroc wala dara sénégalais yaa nga fa mais des fois mu am ay sénégalais yu nekk ci ay endroit perdu yoo xamante ne foog sax ni sénégalais dafay faral di nekk day am sénégalais yoo xam ne dañuy nekk ci dëkk yoo xam ne da nga naan mais est-ce que dëkk boobu mu ngi biir Maroc dëgg la dañ naan mu ngi fi dëgg la mais lu ci ëpp solo mooy comme lu sama tata bi wax rek carte consulaire au moins bu ñuy recenser ñu mën nekk Casa tant de sénégalais ñoo fi nekk au moins loolu day mën a faciliter aussi état liggéeyam day mën a faciliter état liggéeyam parce que bu xamul doomu réewam ñaata ñoo nekk ca dëkk ba mu samp consul wala ambassade day naka lay régler léeg-léeg nag carte consulaire dafay faral di poser problème ndax nag peut-être des fois day am xam nga des fois du lépp mooy légal boo nekkee ci dëkk wala nga dem ci dëkk aussi buntu ba ngay faral di gis rek buy présenté wu sa kanam bien que waxuñu ne loolu lu normal la moom mooy am donc pour nga dem consulat ba déclaré wu dafay compliqué parce que tey jii jusqu'à maintenant mënuñoo wax exactement ñaata sénégalais ñoo nekk à l'étranger. waaw dañu nekk à peu près 3 millions. waaw mais ba léegi. mën nañu jàpp ne ëpp na ko sax. 4 millions des fois waaw ëpp na ko sax ëpp na ko mais comme li ñuy wax rek. àdduna Kebs yow tukki nga. yàgg nga ci diaspora bi. yaakaar naa ñun li ñu am tey en tant que les Sénégalais de la diaspora. mooy dimbali état bi naka lañu lan expertise bi ñu am ban changement ci naka la ñu war a toogee parce que xam nga immigré dafa mës a yaakaar ne fu mu dem du fa toog danaan damay dem rek wuti ñibbisi dara ñoru ko ay papiers yi yeeg yu ci bari am na ci parce que daf ci du ñëpp am na ci ñoo xam ne daanaka nekkul woon seen yitte xëy na papier dëkk ba ñu nekk rek la ñuy wut mais gouvernement bi soxla diaspora am ñor na ko soxlal na ko ba mu mën a def 15e région ba mu mën a jàppale ambassades yi ba mu mën a yokk consulat yi pour rek fekki Sénégalais de la diaspora fu mu nekk lii nag tey par exemple plateforme bi blocage yi ci bari am na ñoo xam ne ñàkk carte consulaire daf leen koy teg waaw daf leen koy teg moo tax toujours am na foo xam ne dañu naan ci biir plateforme bi autre nga mën a wax ban pièce justificative sa passeport wala yeneen ak yeneen yoo mën a joxe am na ci ñoo xam ne sax pour am passeport sénégalais bi te ay sénégalais lañ daf leen a jafe parce que yenn yu ci bari yoo xam ne kenn mënu ko wax mais daal en tout cas xam naa ne ministère des affaires étrangères ak ñi ko ëmb ak ñi nekk député yi nga xam ne ñoo nekk ci biti ñun responsable yëpp liñ ci jàngee mooy bu ñu paree dina am mémorandum boo xam dañ ko déposé mën ko teg ci table bi
wax fi dëgg si problème mu sénégalais yi nekk de la diaspora ak it dëgg sénégalais de la diaspora nan la war a gisaatee boppam. dëgg la parce que mu mel ne nag y aura un après Covid. incha allah loolu lu ñu war a parce que bu loolu passé la am na ci yoo xamante ne day jaar ci àdduna. mais da ciy jóge grandir nga am loo xamante ne nii. da ngay saytu point yi nga xam ne moom moo amoon jafe-jafe bu baax. te loolu am naa yaakaar ne dinañ ci jublu. mu mel ne tam également am na beneen point boo xam ne bëgg naa ñu souligner ko. ci biir waxtaan bi. Maaw dafa am ku nekk en ligne. waaw yaa ngi def li nga xam ne moom moo di politique man bëggoon naa xam li nga xam ne moom mooy njëriñu politique ci immigration. parce que tey jii nekk na bis boo xam ne bis bu symbolique la. marqué bu baax gis ngeen débat bi nga xam ne moom moo amoon sànq. histoire du Sénégal ci loo xamante ne ñun ñëpp on se souvient 23 juin 2011. yàggut dara. ma bëggoon xam njëriñu est-ce que politique du entraver li nga xamante ne moom moo di liggéey ci diaspora bi parce que souvent dañuy faral di naan même bu ñuy joxe. bu ñuy séddale wala bu amee yoo xam ne dañ koy joxe comme aide yeeg yooyu wala mu am poste yu ñuy joxe dañ naan. lu ñuy faral di dégg la. par exemple boo bokkulee ci parti politique bi faveur yooyu doo ko am. wala faveur yi doo ko am il faut nga adhérer ci benn parti politique pour sax mën a am li nga xam ne moom mooy financement yi ñuy def ci diaspora bi lan nga ciy wax. waaw loolu dinaa ci sawar tontu ndaxte d'abord possibilité yi nga xam ne moom ngay gis ne boo dee def politique. mooy da ngay jege sa réew. loolu mooy sa premier intérêt nga jege sa réew parce que mooy li ma la wax boo demee beneen dëkk daanaka soo bokkul ci sa politique gu réew rek yaa ngi ci beneen politique parce que fa nga nekk il faut nga def fa politique mooy di nga bokk di nga dem voté ji boo amee sa passeport u dëkk booba di nga jéem a xam loi yi lan la ñu wax parce que donc pour man la politique c'est l'affaire de gérer la cité man noonu laa ko gëmee donc moo tax boo demee feneen tamit lii wax wolof di wax ne picc ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf politique neex la nga di ci dugg di ci def dina la permettre nga mën a yee ñu bari parce que nit ñi li ñu jàppee politique mooy comme suma xarit bi collectif gu ñoo lànk ñoo bañ wala waaw ñi lànk la ñu bari mais ñi nangu aussi ñoo ëpp parce que xam nga soo leen seetloo ñi lànk te ñu doon dëkk leen micro ñoo gën a néew ñi noppi te nangu kenn dékku leen micro moo tax réew mi am jàmm réew mi ñi nangu bu fekkonte ne ñoom ñëpp dañoo lànkoon kon tey kenn du ko waxti déggal na koy waaw non du question déggal na koy li ma la wax ñi noppi te nangu moo ëpp ñi dékk micro waaw ku yuuxu rek fii dañ lay dékk micro bu ñu gestoo ñeenti nit nekk si ginnaaw wala juróom déggal li mais loolu moo fi nekk ba am sama mbokk yi ñoom lànkuñu dañuy doon yëglu dañuy yëglu ñoom Maroc dañuy yëglu parce que dañu fi ñëw càng fi ba pare peut-être manque organisation am dal leen mais li ñuy communiquer ñoom bëri na dañuy wër ci télé yeeg yooyu mais franchement waaw loolu yëglu la de façon voilà waaw loolu yëglu la maanaam ñun waa Maroc sénégalais Maroc yi ñu ngi fi bu leen ñu fàtte loolu baax na yëg naa ne dem nañu ba secrétaire Moïse Sarr recevoir na leen waxtaan ak ñoom te la mu leen wax rek mooy li ñuy wax ni réewu jàmbur su ubbiwul yow mënoo fa dem dëgg yàlla mënoo fa dem te fii ñu nekk nag suñu réew la dañoo nangu ne ñun fii suñu réew la muy metti fi lañ dëkk muy neex fi lañ dëkk dëgg la donc am nañu yaakaar ne pas-pas bi ngeen am ba yëglu mat 200 et 250 personnes yëg nañ ko xam naa ne bu ouverture amee ministère des affaires étrangères dinañ seet naka la ñuy mën a fexee pour jàppale leen ngeen dem parce que xëy na comme jàpp ngeen ne seen sutura foofu la nekk am na ñu war a liggéey yaakaar naa gouvernement wu Sénégal du bloqué benn doomam bu am ay njabootam ci biti wala mu am liggéeyam ci biti effectivement amul intérêt boobu sax parce que moom bu demee nii rek parce que dëkk ak dëkk la voilà te gannaaw Maroc moom ñun lu tax ñuy yëglu sax mooy Maroc ga ñu nekk boo nee sénégalais yow ci kaw ngay taxaw dëgg la waaw loolu tax ñun ñu gis amul visa sax pour nga dugg fa amul visa coopération bu yàgg la te diggante bi ratax boo xam ne nii ay liens yu séculaire moom moo lié ñaari dëkk yi muy Sénégal loolu tax ñun bu ñu gisee ne suñu toogaay bi yàgg na te am na ñoo xam ne bàyyi nañ fa seen doom ay tout temps dañoo ñëw jënd si bagage ñeneen ak ñeneen am ñoo xam ne
lu ñu mënta wax bëriwul. dëgg la mais bu ñu gisee ne ñun wax dëgg yàlla diggante bi ratax na ratax boo xam ne suñu autorités yi ñun bu ñu leen ñaanee en tant que comme ay citoyens ay doomu dëkkam yi génnoon. ñëwoon seen seet si seen waa kër. far lii yàlla def lii moom ndogal la kenn mënu ci dara. c'est partout ñëpp la ñu tëj seen bunt. mais Maroc bu tëjee buntam kenn mënu ko tijjiloo. parce que royaume la. loolu mooy honnêteté bi may àggali. voilà mais diggante Maroc Sénégal. loo tax ñu ne bu ñu yëgloo suñu autorités yi. bu ñu leen ñaanee tuuti rek ñoom ñu rataxal ñu bunt yi. dëgg la parce que boo xoolee ñi fa toogoon. ñu ngi leen di rapatrier pour ñu ñibbisi parce que dëkkuñu fa. dëgg la loolu yëpp diggante bu rataxa ko waral. dëgg la xaaral ma jël Ndeye Binta laataa ñuy àggali Nogay allo. allo oui Kebs. salaamaaleykum naka mu Ndeye Binta sama doomu baay bi moom moo nekk foofulee ca fi nga xam ne moom moo di Portugal. moom itamit di jigéenu jàmbaar joo xamante ne kenn dootu ko présenté taxawaay bu am solo foofule ca association bi nga xam ne moom moo nekk foofulee ca Portugal di ñu faral di jox yenn information yi ci sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu Ndeye Binta nuyu nañ la. waaw Kebs maa ngi lay ziar di ziar tamit soxna Nogay ak boobu noonu mu jël émission en cours de route maa ngi gëlu rek tour bi fixé wu ma ko di am mbokk téléspectateur yëpp ak di ziar kilifa kër gi mooy président Youssou Ndour maa ngi koy ziar di ziar équipe nga àndal tey rek yëpp si bi waaw di ziar tamit si au nom de l'association des Sénégalais ici au Portugal. dëgg la Ndeye Binta situation bi foofu naka la demee rapidement rek nga expliquer ñu ndax itam fan yële ca ginnaaw chaque fois buñ la soxlaa rek da nga ñuy defal récapitulatif dëkk ba lan moo fa am rawatina ci jàngoro bi waaye sénégalais yi nga xam ne ñoo fa nekk association bi temps yële gis nañ social bi nga xam ne yéen a ngi ko doon def naka la suñu doom yi nekkee foofule actuellement ci Portugal. waaw Portugal actuellement duñ ko nëbb sénégalais yi fii ñuy jànkonteel ay situation yu métti te aide bi rek yegsiwul à temps am na ñoo xam ne jot nañ am na ñoo xam def nañ depuis plus de 2 mois ñun association bi sax am na ñu bëri ñoo xam ne ñun ñoo leen inscrire mais la majeure partie jotaguñ ñu ngi toog di xaar waaw toog di xaar te ñu ngi dund situation yu métti te portugais fii def nañ déconfinement depuis le premier le passé lañ def premier déconfinement après le 4 ñu def seen deuxième déconfinement le 15 bi lañ def troisième déconfinement léegi lundi bi passé rek gis nañ cas yi dafa yokk fii au niveau du Portugal surtout Lisbonne Valdetejo cas yi dafa yokk lool macha allah Kebs ak déconfinement bi te secteur transport public bi rek mënul gérer yëpp te secteur transport privé bi dafa nekk waaw gouvernement bi loolu lay xool di négocier ak acteur économique bi xool ñuy déconfiner secteur boobu rek pour transport bi pour mën a éviter yenn cas yi parce que gouvernement bi réunir lundi bi passé mu ngi doon xool ndax cas yi du ñu delluwaat ci confinement mais jël na structure ay mesures de strict yoo xamante ne pour gars yi respecter barrière mesure de barrière yi mooy sol ay sol seeni gants sol ay masque di respecter distance sociale gis nañ ne transport public bi gars yi respecter distance sociale bi waaw foofu la cas yi te kenn xamul cas yi fu ñu jógee te ñaaw na jot cas yi foofu lañ jógee léegi nag buñ defee seen réunion bi nag jël na yenn mesures yoo xam ne gën a augmenter amende bi ak bu ñu respectéwul distance sociale yi ak ñuy tamit éviter ajoutement bi rassemblement bi plus de 10 personnes dañ koy éviter fii pour rassemblement léegi restaurant yi ak bar yi à partir de 20 heures dañ koy tëj gis nañ tamit jeunes yi respect dañuy dem ci plage yi def attroupement waaw def attroupement boo xam ne temps tàngaay lañ nekk période été lañ nekk dëgg la Binta plage yi duñu respecter mesure de distance sociale bi d'accord léegi sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu nag fi mu nekk ni seen situation wax nga ko xaw na jafe wante xaalis bi nga xam ne yónnee nañ ko am na loo xam ne jot nañ cee jot pour l'instant am na ñoo xamante ne jot nañ booy xool jot bi ñi jot a jot booy def rek pourcentage bi booy xool ci 30% lañ yokk 70% jotagu ñu ngi toog di xaar def nañ ministère affaires étrangères waxoon yëpp ci plateforme à travers association bi ñu ñooy inscrire ñu bëri am na ñoo xamante ne pour ñu manipuler ordinateur day compliqué waaw day compliqué si ñoom le même problème am na boo xamante ne dox nañ ci inscrire nañu
ñooñu envoyé document après ñun ñu def ko ay PDF envoyé waat ko ministère Affaires étrangères jusqu'à présent ba léegi ñoom jotaguñ ça fait plus de 2 mois ba léegi ñoom jotaguñ te bëggoon nañu jot a jot mais am jot a jot tamit bëggoon nañ tamit ministre Amadou Ba tamit may lancé benn appel KEPS moom ko permettre xam naa temps bi day dafa xat mais tamit ñu lancé appel suñu ministère suñu tutelle mooy monsieur Amadou Ba mu xool naka lay xoolee Sénégal yi dimbale leen mbirum passeport am na ñoo xam ne seen passeport dafa expiré au niveau du Portugal te ñun au niveau du Portugal am nañ fi ambassade mais boo buggee am da ngay dem ba Espagne te da ngay ñaan autorisation ba dem ba Espagne am na ñoo xam ne ils sont non régularisés te dem ci frontière dem jën beneen frontière seen yóbbu Sénégal na fa te bu ko tamit ministère bi tam jël loolu en compte am nañ fi ambassade ñu dem ba Espagne boo xamante tamit am nañ ambassade ñun fii am nañ fi ambassade pourquoi pas benn nu mu tuddati délégation boo xamante ne da koy indi pour ñu confectionner ñu passeport après ñu delluwaat sax loolu rek la ñaan loolu lay jëriñ doomu baay seen jafe-jafe la dëgg la message bi jàll na ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan ci li nga xam ne moom moo di li ngay andi chaque fois boo duggee rek da nga ñuy éclairer ci quelques minutes donc yàlla na yàlla defal la jàmm defal ko mboolem sénégalais bu nekk Portugal di fa dund ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax à très bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée merci. Donc mu nekkoon Binta Thiam nekk foofule Portugal Lisbonne moom it gis nga li nga xam ne wax na ko bu jëm ci wàllu passeport yi ñun ay relais lañu dañuy relais information yi nga xamante ne moom mooy jóge ci sénégalais yi fu ñu mën a nekk ci àdduna bi sànq gis ngeen ki nga xam ne moom moo di Samba li mu wax ki nga xam ne moom moo di soxna Binta li nga xam ne wax na ko ci wàllu passeport yi nogay jërëjëf maa ngi nuyu Binta bu baax di leen massawu liy dëgg mooy dañu war a def délégation yóbbu ko Portugal parce que pour am passeport rek warul nekk jafe-jafe nga jógee Portugal war a dem ba Espagne waaw mais comme li may wax rek àdduna moom toujours dafa am fooy jaar pour yéeg ci ay escalier dëgg la parce que est-ce que Portugal amoon nañu ambassade dem nañ ba am ko ñi gis nañ ne sénégalais yi ñi ngi fay bëri te xam nga aussi pour nga am délégation il faut que à peu près mu am nombre de demande bi loolu aussi c'est important parce que nit ñi aussi mën nañu laaj dara mais duñu xam li ñuy laaj ci yan yoon lañ ko war a jaar pour mu mën a sotti moo tax organisation bi dafay am solo bu ñu jegee seen ambassade dem jël benn fichier boo xam ne dinañ ci mën a inscrire suñu matee 100 wala 200 wala 300 automatiquement dinañu am benn valise diplomatique boo xam ne dañ ko mën a yóbbante ñu mën leen defali seen ay passeport indil leen ko parce que dal na États-Unis am na ay dëkk yoo xamante ni dañuy jël délégation jël bureau des passeports ànd ak ñoom dem déplacé wu def leen ko am na dem Floride dem ci dëkk yu mag def na ko donc consul général maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu waa États-Unis yëpp ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi toog dañu seetaan mais pour wax le Binta yaakaar naa li mu wax déggu nekk duggul ci nopp ku tëx ndax tey képp kuy kilifa yaa ngi déglu émission bi te ñun tam bu ñu fi jógee dinañu demaat gis naa la gën ko yaa ngi jël ay notes waa gis nga mu mel ne nag Latir tey jii li nga xam ne moom ngeen doon wax ci seen collectif bi dafa mel ne tamit autorité dégg nañ ko ba dalal leen tey jii lan ngeen fa jëlee mu mel ne y a un début de solution waaw y a un début de solution parce que mooy li ma la wax au début rek problème mu état Maroc la ak Sénégal yeneen dëkk yi nga xam ne amuñu problème peut-être Macky Sall le président mu ngi déplacé ay vol pour dem jëli doomu réewam indi leen mais comme Maroc royaume la gis nga dafa tëj même amul beneen vol bi jógee beneen dëkk wàcc dëkkam mais donte que léegi yàlla def na ba ñoom seen diggante par voie diplomate négocier nañu ba mën a récupérer sénégalais yi fa nekkoon ñun looloo tax ñuy dolli yëglu pour ni ñu def ba indi ñële vol boobu bu ñëwee mën ñu jël ñun ñi nga xam ne doomu réew ma lañu parce que dès que nga am nationalité fa dès que nga am séjour carte séjour au Maroc naar bi dana naan carrément yaa yem titre ak marocain bi ba loolooy tax ñun on est presque comme marocain rek loolu tax ñun ñuy ñaan état Sénégal comme vol yële ñuy dem di jëli bis bu ñu demee ba récupérer ñële ñu ñaan leen ñun ñu fi des nii nga xam ne on est nombre de 250 personnes tey bu ñu waxtaanee ak le directeur Moïse
franchement dalal nañu waa chef secrétaire de l'État voilà je m'excuse dalal nañu waxtaan ak ñun te wax na loo xam ne waxu nit la ndax ñun lu ñu bëggoon depuis au début mooy que mu dalal ñu déglu ko xam ñun lan moo ñu fi téye ak nan la ñu mën a def ba jàll loolu tax ñëwuñu rek di xeexu gumba toujours dañ ko doon teg ci yoon yar ak teggin di ñaan toujours président ba tey yàlla def na dalal nañu te wax nañu loo xam ne nii lu yanu maanaa la te ñun calculer woon nañ ko bu yàgg sax parce que ba ci nee na ma waxtaan nag ay autorité mais comme affaire u kilifa la dañuy bàyyi noonu dañ leen jiitu seen kàddu ñoom peut-être d'ici peu de temps fuñ ci toll dinañ ko leeral ci télé yi incha allah dëgg la mu mel ne waa Mati famille li ñu wax am na solo laataa ñuy ñëw nag ci li nga xam ne moom moo di expérience bi ñu mën a tirer ci soxna Nogay moom mi nga xam ne def na 19 ans foofu la ca Amérique Maaw dañuy dem xooli quelques images ay vidéo yoo xam ne tamit correspondant yónnee nañu ko le temps ñuy ñëw dugg si ci li nga xam ne moom moo di expérience su ki nga xam ne moom moo di invité bu am maanaa bi tey di soxna Nogay Mbuup nga xam ne nag yàgg na foofule ci Amérique gis ngeen casquette yi nga xam ne yëpp am na ko moom la ñu fi am bu ko defee tamit ñu continuer ak suñu xarit rek Latir John moom itam collectif des Sénégalais de la diaspora nga xamante ne nag ñoom it ñi ngi yëngu di xeex ci li nga xam ne moom moo jëm ci ñi fi toog ñu nekk au nombre de 250 tey jii nag ki nga xam ne moom mooy secrétaire général bi di monsieur Moïse Sarr secrétaire d'État recevoir leen foofu le ca bureau ma ñu dem xooli quelques vidéos Maawo daal di ñëwaat muy Norvège ak foofu bu ko defee ñu dellu siwaat ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu sama mbokk yi nekk Sénégal yi nekk Norvège di la ziar Kebs di la ñaanal jàmm donc jox la tuuti situation bi nga xamee ne moo am fii ñu nekk ci Norvège ci présentement Oslo voilà donc depuis mois de février ba tey bi nga xamee ne feebar bi dugg na fii mën nañ wax ne que y a au moins 310 635 yoo xam ne testé nañ leen daanaka ñetti téeméeri junni ak fukk ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom yoo xam ne testé nañ leen donc li ci jàpp ñoo xam ne am nañ feebar bi war nañu toll ci 8745 donc mu nekk juróom-ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk wala juróom-ñetti fukk ak juróom voilà. donc situation bi nga xam ne moo amoon ci hôpital yi waroon na toll ci 929 hospitalisés mu nekk juróom-ñeenti téeméer ak lu topp ak ñi nga xam ne ñoo nekkoon en soins intensifs mu toll ci 223 mu nekk ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñett ñi nga xam ne nag faatu nañ fi war na toll ci 248 muy ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett waaw loolu mooy li nga xam ne moom moo am fii ci Norvège fii dañuy nangu nit ñi di daje ubbi nañu place yu bëri yi nga xam ne nit ñi dañ ko tere woon mais dañ koy limiter maanaam ci lu tolloog ay du bëree ba bëri 50 personnes voilà donc juróom mu nekk loo xam ne dina xaw a stoppé tuuti feebar bi voilà loolu mooy li nga xam ne moo amoon fii ñu bëggoon leen ko jottali fii ci Norvège yi. voilà mu mel ni nag Yelli Fall nekk foofule ci Norvège dégg ngeen li nga xam ne moom la wax Norvège nag am particularité boo xamante ne gis ngeen li nga xam ne noonu la ñu def déconfiné teel a déconfiné ñoom daal particulièrement la ñu gérer li nga xam ne moom moo di situation bi ak sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk foofu xam naa ne Yelli moom it ci kanam tuuti dina dugg bu ko defee nag mu mën a contribuer Benoît suñu xarit mi ngi foofule ca Amérique moom itam ñu ngi koy nuyu Benoît moom kaas rek lay def waaye nag fi mu nekk nii moom it am na lu mu dugal te comme sénégalais la il faut que ñu daal di wax li nga xam ne moom la wax nee na Nogay nga arrêté parce que consul bi jëlatul kenn téléphone déet waaye non consul bi mi ngi jël téléphone nee ko neel Benoît na woote waat pas plus tard que tey rek woote naa fa dégg fa ay nit yoo xam ne mi ngi leen di recevoir ci consulat bi dëgg la nee ko mu déplacé wu dem wala mu woote waat ci consulat bi yaakaar naa consul mi ngi ñuy dégg consul bu fekkente ne yaa ngi ñuy dégg jëlal sa téléphone parce que sénégalais yi yow rek la ñu war a waxal te yow yaay relais bi nga xam ne yaa nekk diggante nguur gi ak sénégalais yi donc il faut nga del sa téléphone su dee Benoît loolu la wax ndax nit ki li mu wax kenn du ko weddil waaye nag boo wootee jotoo da ngay xaar nga woote waat waaw nga insister parce que ku ñëpp soxlandoo ci benn heure mënoo waxandoo ak ñëpp du ma ko jox crédit mais xam naa ne Benoît dong moo bindagum mooy li may wax ñu noppi te nangu xam nga état à bon dos moom daanaka li ma fi dégg yëpp
nit ñi daan yuuxu bu jàmm amee duñu yuuxuwaat ne wooy jàmm am na man dama bëgg ñuy wax wooy jàmm am na jàmm kat kenn du ko yuuxu mais dañ ko war a yuuxu nag parce que xam nga bu fekkente ne su méttee nga wax kon bu nooyee da nga naan fii nee na nepp mu tane mu mel ne tamit ci affaire financement yi Nogay ñi ngi wax ni boo déggee la plupart ñi ñu jot a jot kuñ ci wax rek di nga ne am nañu jot a jot mais am na ñoo xam ne jotul ba pare tamit am na retard yoo xam ne accusé na ko mais la majorité par exemple dañ naan moitié bi rek ñoo jot ñi ci def jotuñu non force Covid bi waaw xam nga keps loolu dinaa ci sawar kontaan parce que force Covid bi am na état yoo xam ne sax dëkk yoo xam ne ñi ngi téye seen xaalis xamaguñ sax nuñ koy def koy jox am na ñoo xam ne seen xaalis jeex na actuellement nii may wax ak yow 3e tranche bi déclenché nañ ko aujourd'hui ñu ngi ci 6 milliards 5 milliards 98 mille nangam donc je peux dire 6 milliards donc dëkk bu nekk bu sa xaalis jeexul duñu la yónnee parce que ñi ngi dem di liggéey en fonction ci plateforme bi donc dëkk bu nekk nombre d'inscrits yi fa am dinañ ko contrôler li ñu fa joxe parce que pour source de transparence dëkk bu nekk loo joxe rek di nga am retour fii ñu xam ndax sa xaalis jeex na wala jeexul ñu yónnee la donc man li may wax encore une fois mooy ñi nga xam ne ñi ngi inscrire woon ci plateforme bi nañu dellu xool ndax validé nañu seen lépp c'est important ba pare ñuy check ci email yi mun naa joxe lu mel ni Espagne actuellement nii jeexaloon nañu bët ak jotaat nañu ba ñi ngi commencé waat am na yeneen dëkk par exemple États-Unis ñi ngi xaar seen xaalis jeex na mais joxaata guñ leen seen troisième tranche par tranche la donc il faut que ñu am ñu maye tuuti patience ñu fàttaliku na rek ñoom ñoo waxoon diaspora bi bu ñu fa yónnee xaalis déjà loolu déjà nit man dama wax ne mais du ñëpp a ko wax waaw mais bon du ñëpp a ko wax mais xam nga mooy kon xam nga kon ñiy wax ñi yuuxu li may wax ñi yuuxu ñu néew lañu mais je veux dire nañu maye rek patience parce que contexte bi dëgg la vraiment contexte bu doy waar boo xam ne man de dama jàpp ne problème bi problème mondial la donc nañu ko xalaatandoo mondialement ñu seet naka lañ ci mën a taxawee nañ lañ ci mën a defee mais nag aussi duñu créditer état pour mu bàyyi njabootam ginnaaw duñu créditer tamit ñi nga xam ne ñoom la état dénk ñu war a saytu njabootu état ci ginnaaw parce que c'est important bu ñu la joxee poste ne la nga dérouler delluwaatal lañ la dénk nga saytu ko daatal sax laaj ndax ñama joxoon ñëpp jot nañu ba ñëpp ne la alhamdulilah su ko defee kenn ku nekk sax defal la décharge parce que Nogay li fi nga dugg noonu souvent dañuy faral di dégg loolu xam nga duñu ko jël di personnaliser débat mais dañuy gis ne nit yi dañuy faral di critiquer di wax bu baax jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy am ci consulat yi ci ambassade yi ci yenn yi peut-être bu ñu fa demee ni nga xam ne moom lañ leen war a taxaw bi day des bari na peut-être du fépp mais damay gis ni dañ ma koy dénk le plus souvent nit ñi dañ koy wax mu nekk coono ak jafe-jafe boo xam ne dafay am ci sénégalais yi non dafa bari gis nga immigré li may wax rek ñun defaluñu dara état waaye defal nañu dara état ñun immigré parce que expérience bi ma am mooy bu ma amee sama dara bu ma liggéeyee li may njëkk def sama njaboot laay dundal kiy dundal njabootam ba du sàcc ba du fen ba du taxawaalu ju ba lu wuti ba fay jàngam ba fay def léppam am na fu mu dimbale état xëy na loolu moo tax gouvernement bi mën a teg 15e région delloo njukkal diaspora mais aussi ñi nga xam ne ñoom la ñu teg ci barab yooyu ñu taxawal doon bëtu état parce que nit ki soo doonee bëtam doon làmmiñam soo ko doxalul lam la sant rek yaa ko yàqal donc nag li may wax ñun immigré sonn nañu ci biti donc immigré soxlawul lu ku dégg lu ko naqari mais immigré tam soxlaam dafa tàng xam naa ci dara bu soxlaa léegi day jàpp ne bu lay woo téléphone sax boo décroché wul mu ne la lu tax jëloo sama téléphone loolu jikko immigré la mais pour dire daal nañu def ndànk rek nañu def ndànk situation bi ñu njëkk xam ne du situation àdduna bu ñu programmé donc loo programmé wul muy jëfi yàlla te li ñuy wax naan li philosophe bi di wax naan li tax ñun croyants yi ñu am chance
mooy ci incertitude la ñu dund. xam nga loo xamul suba luy xew. nga naan yàlla baax na. sa ngëm-ngëm moo lay téye sa foi moo lay téye. dëgg la donc nag nañu gën a am foi. gën a jàppale suñu bopp. fañ taxawe woon état di ko fa jàppale. wattul ko ginnaawam nañ fa gën a góorgóorlu mais ñi nga xam ne ñoom la état bi dénk ci biti. nañu jàppale immigré yi parce que immigré yi ay jàmbaar lañu. dëgg la. ñu gis ni également waa Grèce yi ñoom itam ñi ngi naan fii ci Grèce 60 personnes ñoo fi jot sur plus de 500 wala 700 personnes nañu ko jàllale kon Bàcc Seck dëkk Ngaay Mexe moom moo doon jàllale nga xam ne moom moo di message am donc mi ngi noonu quoi ñuy wane rek ne ñëpp ci la ñu bokk. kon nag non Moussa yow duma la tontu parce que yaa ngi yónnee message wu tooñ nee na aujourd'hui ton plateau est très calme parce que c'est l'État qui déroule. oh là là. ñun ñoom ci équilibre la ñuy dox. fii état déroulé wu fi. mënu leen nag chaque jour may jël immigré yi kese. te du ma jël ñi nga xamante ne tamit fépp fu waay fare ñi nekk ci état bi tamit dinañ leen jël. yaakaar naa sax ñun ñoo leen mën a jox information bi te nag soxna Nogay sax dafa nekkul ci état. wax dëgg yàlla man fi mu ne nii moom maa ngi ci immigré yi. mi ngi ci immigré yi bien que fi mu nekk nii nag xaw na. non maa ngi ci immigré yi ci immigré yi. non man immigré yi laa faral man moom immigré yi laa faral moom. donc Moussa Kouaté la moom itamit mu ngi mel ne message yaa ngi jàll fu nekk ku nekk ngi yónnee message. muy wane nag li nga xamante ne moom moo di intérêt bi muy suscité heure bi lu mu guddi seen émission diaspora sénégalais yaa ngi koy seetaan bu ñu ñëwee ci li nga xam ne moom moo di expérience bi nga am ci tënk dem ci dëkk déjà problème mu insertion problème mu intégration barrière u làkk bi dafay nekk mu mel ne nag yow fexe nga ba réussir loolu nga xam ne macha allah mooy sa intégration ba dellu si waat fii est-ce que mun nga ñu wax point saillant yi nga xam ne lan nga ci jàngat ba ki nga xam ne moom moo toog di seetaan tey jii bu la dégloo war a mën a jaar foofu quoi. jërëjëf maa ngi d'abord sant yàlla. di sant sama ay wayjur. tey nekkuñu fii génn nañu àddina. may wax sax maa ngi nekk en deuil ndax sama nijaay benn bi ma dese woon. ndeysaan dafa gaañu dimanche passé. ma di ko jaale. xëy na ñooñu. ñoo inculqué si ñun. gëm sa bopp. ba bu ñu demee ci dëkk beneen du ñu am complexe. c'est important. barrière bi ñu njëkk a dindi suñu bopp. mooy fi ñu jëm. dañu am éducation bu ñu indaalee. porte ko. donc war nañu mën a nekk. fi ñu jéem a dugganteeg ñoom. language dëgg la anglais bi desoon na parce que ñu ngi ko jàngoon nañ ko ba benn niveau bi. mais bi ñu demee aussi dañoo demaat ci biir école yi. mais aussi dañoo dem ci dëkk boo xam ne dañoo fekk. bàyyi rakku papa bu fa nekk Birima Mbuub fekk fa ay bokk ñu dalal ñu. ndax tamit buñ la teeroo. wan la yoon rek. su fekkee ci yow jom. fekk ci yow njàmbaar. fekk ci yow diine. ak diine nag boo mën a bokk. parce que laïcité la ñuy wax. mën nga doon catholique mën nga doon jullit. waaye bu fekkee yooyu ci yow boo demee sa cursus rek. di nga dem maanaam da ngay am gold loolu la English dan you have to have a gold. fan nga bëgg a dem. nga dem jàngi en même temps di liggéey. en même temps bokk ci association yi comme li ma wax dama teel a dugg ci association bi. teel a dugg ci daayira bi. ba nekk seen porte parole daayira Maam Jaara. boo ko fekkee daayira. Bamba Day Bamba doo ko xàmme wala Mika Murid Islamic Community in America. ba doon seen porte parole mu nekkoon sax ay litige parce que ñu naan jigéen bu nekk porte parole yu Mika. mais booba man gisuma. ku ma jàkkaarlool du ma gis ne yow góor nga wala jigéen. damay gis ne nit bi laay gis ak li nga xam ne moom la ñu bokk. donc li may gën a wax daal. mooy ndaw lu tukki. na fasoo jom na fasoo ngor. na fasoo jàng. parce que boo demee ci dëkk te jéemuloo jàng làkk ba fa nekk. xam-xam. def formation amaale ay diplôme. daanaka boo moytuwul jafe-jafe daf lay dal. donc loolu moo ñu dimbali ba nga xam ne sunu yoon ci 19 ans yi ñu def États-Unis li ñu ko dimbali. gannaaw yàlla ak wayjur yi ak jàng ci sunu réew nag parce que sunu réew la ñuy njëkk sant. ndax ñoo def ci ñun loolu ba ñu dem. mais daal bi ñu demee complexe daal xam naa ne. moom bokkul man ci sama credo. donc dama jàpp ne loolu boo ko dindee. soo demee góorgóorlu liggéey.
dajale loo am nga seet looy def sa saving li ci des nga yónnee say mbokk préparer nag sa avenir mën na la dimbali. dëgg la mu mel ne expérience bu am solo la boo gisee li nga xam ne moo xew fan yi ak George Floyd ci Amérique est-ce que nekk na tout le temps dañ koy wax racisme bi dañ koy dund au jour le jour parce que bu ñuy wax ba naan même xale yi sax dañ leen di bully école ak yu demee noonu c'est pas évident boo nekkee africain sax da ngay yeneen américain black sax da ngay bully xam nga moo boobu fu mu am rek ci xale dafay compliqué même sénégalais yi souvent voilà dañ leen di so sad waaw xam nga li gën a doy waar sax ñun sénégalais yi dañuy togg ci suñu biir kër yi donc comme ñoom seen mur yi ay bant la baraak laa ko tuddee ce qui fait boo toggee yëre yi ni muy xeeñee sa doom bu jàngi jee sax da ngay gis ne dafay am xetu yëre bi dañ koy daw wala yi demee noonu donc dafay racisme bi dafay lay sonal ni mu lay toppee jigéen ñi boo bëggee yar sa doom boo dóoree ñu nangu sa doom donc te bu white people bi dóoree doomam éduquer ko du am problème donc black dafa am problème te man dama bëggoon sax ñu wax life matter maanaam képp kuy dund da nga war a fa équité dafa war a am ci lépp moo xam white nga moo xam black nga parce que africain warul dénigrer white people war parce que ñun dañoo bokk ci ay zone rek dafa am ay barrières yu ñu am mais dara wutelewuñu amuñu différence donc war nañu fexe ba racisme bi dem et que je pense que George Floyd actuellement def na change ci àdduna bi parce que li xew Amérique actuellement mi ngi change àdduna bi léegi dafa mel ni ñun niñ ko mën a xalaatee rek si gëstukat yi ñu doon mooy àdduna bi la yàlla bora soppi mi ngi koy soppi nag ci war ko jëmale ci ñi ko moom ndax nit ñu ñuul ñi lañu la maam duma bon laayeen sax maam li maamu nee na woon man la woon démb man la woon tey maa weexoon démb maa ñuul tey est-ce que du ñuul bi mooy dellu si murit saadix laa nag mais daf pour wax la richesse dimension wu dégg-déggu àdduna ak gis-gisu àdduna war na tax ñun di nit ñu ñuul ñi ban taxawaay la ñu war a am ci suñu bopp dëgg la jàngi wut xam-xam bañ a complexe parce que man loolu dama koy wax lu indi blocage ci àdduna complexe la waaw nañu fexe ba kenn bañ ñu yilif waaye ñu mën a nekk au même niveau d'égalité dëgg la mu mel ne nag gars yi ñu ngi lay seetaan mu ngi naan Thierno Aw nee na ma vous avez une grande invitée madame Nogay Mboup Thierno Aw depuis Gabon moom itamit mi ngi rafetlu lii moom moo nekkoon invité bi passé kii nag Lamine Fall moom nag ku nekk xam na ko mu yore Senkat muy association bi gën a mag foofu la ca Atlanta Senkat moom def nañu ay aide yoo xam ne yu demee noonu ci bi nga xam ne Covid bi ñëw na moom it nag nee na Georgia fi mu nekk nii yëg na bu métti les 24 heures passées ñu ngi koy ziar bu baax moom Lamine Fall doy na waar daal kon yàlla na yàlla saafara mbir yi mu mel ne tam mun nga ñu wax tuuti ci li nga xam ne moom moo di Latir Maroc expérience bi nga xam ne am na fa parce que souvent aussi ñu gis jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci kër yi nekk fa ay employés mais seen vie c'est pas du tout facile ci li nga xam ne moom moo di suñu sœurs yi di dem foofu pour daan seen doole nekk na point boo xamante ne ci dëkku yenn yi lañ koy faral di gis rawatina fi nga xam ne moom moo di Maroc effectivement avant moom liggéey bi xawoon na metti ci ñoom mooy femmes yi liggéey ci kër naar yi mais finalement léegi buur bi def na statut boo xam ne nii képp kiy liggéey ci kër gi comme domestique da ngay am léegi contrat de travail dañ lay embaucher et puis da ngay jël congé dañ lay enregistrer CNCA bon benn kii la comme caisse sécurité sociale du genre alors avant yooyu noonu yëpp amuloon da ngay liggéey 12 mois sur 12 amul congé amul dara des fois ñu gis ci ay traitement yoo xamante ne yu doy waar la yu métti ay jafe-jafe yoo xam ne sénégalais yi dañ koy faral di subir wala africains yi en général bu ñu nekkee employé ci yenn ci kër yi waaw peut-être liggéey bi dina métti mais nag durant les 5 ans yi ma fa def mosuma gis maltraitance boo xam ne ni dóor la wala kii soit di nga liggéey ba sonn nag doo nelaw liggéey bi métti na wax dëgg yàlla jigéen ñi fa nekk ay jàmbaar lañu ñu ngi gëm seen bopp ñii ñu ngi ci kër naari ñii ñu ngi ci aji rasta bi di létt ñii ñu ngi ci yeneen secteur informel di jaay ak kii mais
liggéey bi moom mosuma dégg naar def lu metti jigéen bi liggéey ci kër. dëgg la jërëjëf Latir ba bare waa Tenerife également ñi ngi seetaan ñoom caanee nañu vraiment la moitié jot nañu aide bi am nañu des te ñoo ngi xaar muy nag sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofu la ci Tenerife ñu dem xool yi également yeneen i image yoo xamante ne concocteel nañ leen ko ngir bis bi seen émission spéciale diaspora tous les mardis sur la TFM ñu waxtaane lépp loo xam ne rek soxal na actualité sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew te nekk doomu Sénégal ba tey ñu leen di nemmeeku di leen wan ne rek groupe Futurs Médias mi ngi fi pour yéen te lii yéen lañ ko jagleel ngir fu waay mën a nekk rek ñu nekk relais jàllale ko mu jëm ci autorités yi ñi ko war a mën a faj ko suñu xel dem na ci ñenn ñi nga xam ne également ñi ngi des ci frontières yi di leen wax rek ne am na ñenn ñu ñëw ñi ma fi doon wax te soxna Oumy Sarr defoon ci lu am solo ñu woon fi monsieur Moïse Sarr fexe nañu ba ñu ñibbisi mooy ñu jóge woon fi nga xam ne moom moo di Dubaï te yàgg lool ci àll bi jóge Dubaï daal di jaar fi nga xam ne ñu yóbbu leen ba Bénin jaar nañ Addis Abeba dem Bénin waaye finalement bërki démb egsi nañu fi nga xam ne moom moo di Sénégal egsi nañu Ndakaaru donc loolu ñu ci rafetlu bu baax liggéey bi nga xamante ne def nañ ko waaye tam suñu xel dem ci ñoom Tamsir ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo des ci frontière Maroc yi tamit di dund loo xamante ne tamit lu métti la na ko autorités yi def rek comme ni ñu defee woon ñeneen ñi saafara ko rek ñu mën a dellu si fi nga xam ne moom moo di seen réew ñi nekk ben également ñoom sa mbuub ñi ngi leen di ziar bu baax boobu ba léegi ñoom itam ñi ngi bëgg a dugg xam naa ne du ñàkk rek ñu jël ci kenn ñu dem xooli quelques vidéos daal di jël benn appel àggali li nga xam ne moom moo di waxtaan bi ñëwaat ak yéen ci plateau bi spécial li nga xam ne moom moo di seen émission diaspora. soxna Kebs waaw ñun ñi nga xam ne si ñoo nekk fii si Maroc dafa am loo xam si nii ñoo ngi ko fiy dund goo xam ne vraiment dund gu métti la muy lan ci autorité yi parce que tey soo xoolee dafa am loo xam si nii Kebs ñun ñi nga xam si nii ñun ñooy immigré yi te nekk fii tey Maroc yàlla dafa def ñu am ay association comme lu mel ne Union Faire la Force ak ASMO bi nga xam si ni ñoo nekk USDAT te Ousmane Ndione di président bi fii suñu association bi nga xam ne tey moo nekk côté Fès te Baye Sidi Ndiaye di président bi di Union Faire la Force muy association boo xam ne am na 4 ans presque wala lu ko ëpp am doole lool ëmb ay nit yu baree bari mais ñu xool ne ñun vraiment li ñuy doxal ñun gis nañ ne suñ consul yi nga xam si nii suñ autorités yi nekk fii doxaluñ ko parce que mooy lan tey xoolal bi Covid bi amee bi feebar bi amee tey suñ président yi tey association yi ñoom ñoo jóg génn lépp loo xam si nii tey am nañ ko ci ay moyens génn seen i fonds génn loo xam si ni même la ñu dencoon seen i compte dañ ko génn di dimbale Sénégalais yi te gisuñu benn autorité boo xam ne tey jàpp na tey ci liggéey bii nga xam si ni tey moom la sax Sénégalais yi di liggéey association yi nekk feeg yooyu noonu. voilà mi ngi noonu mu nekk rek ba tey sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo nekk foofule ca Maroc la suñu xarit boobu doon wax léegi rek gis ngeen li nga xam ne wax na ko kenn ku nekk daal génne li nga xam ne moom moo la ñor te moom mooy sa opinion ndax ñun loolu la ñuy def boo ko defee rek ñu jàllale ko kenn ku ne am nga gis-gis te kenn ku nekk li ngay xalaat ak li sa morom di xalaat du benn ak sa yëg-yëg donc fii nag mooy diaspora te ci loolu la ñu nekk di ko def mu mel ne tamit sànq am na benn question bu ma la junj lu jëm ci wàllu li nga xam ne moom moo di moom ngay yëngu rek muy beneen casquette bi nga xam ne am nga ko mu di rek ëllëg si biir muy groupement boo xamante ne ci développement jigéen ëllëg du jigéen kese quoi liggéeyal ëllëg la. voilà merci beaucoup maa ngi nuyu waa liggéeyal ëllëg yëpp Sénégal ñi ngi seetaan ndax groupement bi ñu koy taxawal yàgg na depuis 2017 macha allah ànd ci ak ay jàmbaar yoo xam ne bi ñu ñibbisee fexe nañu presque ba aujourd'hui partout dans le monde mun naa ne groupement liggéeyal ëllëg ñi ngi fa taxaw di daje nag réunion tous les 2 si sama siège Yoff di am marraine d'honneur bi muy Soxna Naata Samb di ci jàpp nag wax dëgg yàlla ak yeneen i kàngam yoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi di ñu dooleel parce que xam nga jigéen moom dooleem bariwul waaye fexe nañu ba li ñu
àndee te ñu xam mooy vision wu président Macky Sall mooy liggéey ngir ëllëg fekk ñun ñu yoroon slogan boobu di ko doxal mu doon mbégte ci ñun ñuy fexe ba dajale groupe yépp ñu nekk ci ñiy def confection ñu dajale leen elles font plus de 200 personnes ñi nga xam ne ñi ngi def transformation céréale wala leneen ak leneen local ñu ngi leen di jàppale ñi nga xam ne ñi ngi ci commerce bi ñi ngi ci am nañu sax ay femmes yi nga xam ne ñi ngi ci volaille bi ak yi demee noonu ñu teg ci nag am yeneen projet yoo xam ne dañ ko bëgg a def pour maanaam jigéen bu nekk mën a am maanaam am tawféexam nu mu téye njabootam nu ñu mën a dimbaleen am autonomie daal am autonomie donc autonomisation de la femme boobu ministre de la femme it nekk ci di ñu ci jàppale lépp lu nga xam ne liggéeyal ëllëg mi ngi koy def mi ngi koy yëg lu muy def dinañu ci associé ñu dem ci demander sunu aide wala lu ñu ci war a jàppale wala yi demee noonu am na lu rëy lu ñu doon waajal ci mars bi wante malheureusement Covid bi moo tax it ñu ngi ciy dem ñu am commission sage ma koy nuyu wàlle de passage muy Adja Aminta Diak porte-parole bi di Fat Diop Mbaye Ngoye Niang ma am premier vice-présidente boo xam ne Italie la nekk bëgg président Macky Sall képp ku nekk Europe rek xam nga maam Ngoye Niang ci jàppale président ci taxaw ci jàppale ñi nga xam ne ñoo fi nekk donc ak waa association Casamance bi ma am ci ay femmes yu dévouées maa ngi nuyu waa Casamance yëpp jaarale ko ci Mariétou Diédhiou du nuyu jeunesse bi jaarale ko ci Terena ak Soukeyna Mbodj ak xale yi nga xam ne dama leen dajale nga xam ne kenn ku ci nekk ci sa cursus lan lañ la mën a accompagner lan lañ la mën a jàppale donc liggéey ëllëg dañ ko def daal expérience wala expertise bi ñu jot a am ci biti vraiment teg nañ ko waxtaan ko def ci ay modules yoo xam ne am nañu sax programme de résilience pour le Sénégal ah oui d'accord mu mel ne nag lii laa leen doon wax femme développement la ñu wax jigéen ne nañ tukki boo fa jëleewul alal da nga fay jëlee xam-xam da nga jëlee fa expérience absolument te loolu rek la ñu ci soxla boo demee bitim réew loo fa jëlee rek nga andi ko ci sa réew mu mën a jëriñ sa réew ñu bañ a toog rek di xaar nguur di ñu def lépp kenn ku nekk na nga jël ay initiative ndax loolu mooy tax am réew jëm ca kanam te foog naa ne foofu la soxna Nogoy Mbuub taxaw message yaa ngi daw nag gars yi fonk la lool respecté la mais nag Sénégal également dañuy célébrer dañ naan le Sénégal à l'honneur mu am nag koo xamante ne doomu Sénégal la mu daal di am def lu rëy ci 23 juin bi mu foofule ca Kigali muy docteur Ibn Tamiya Silla muy remporter le prix africain de développement loolu nekk loo xamante ne lu am solo la di 19 juin bi la woon le prix africain développement mu nekk nag loo xamante ne nii lu am solo la te doomu Sénégal amati ndam dañ naan diaspora tamit dañuy célébrer mu nekk koo xamante ne nii ku xarañ la mu jël prix PADEF bi te loolu tam foog naa ne war nañ ci mën a wax ndax nag liggéey bu am solo bi nga xam ne mi ngi koy def li nga ban gis-gis nga ci am macha allah di ko rafetlu parce que doomu sénégalais bu génn moom toujours pour ñu ràññeeku lu yomb la ndax toujours gëm sa bopp njàng yeewu wax dëgg yàlla moom bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci biti sax te li ñuy liggéey am na solo mu mel ne natif de Koumpentoum la foofu la ca Tambacounda mu am muy titulaire d'un diplôme d'ingénieur en télécom bu école supérieure des télécoms de Tunis master pro en micro-ondes ak électronique spatiale yooyu yëpp tam mu nekk rek école polytechnique bu Montréal la génnee mu nekk nag sagu Sénégal ndax nag lii tam dafa baax bu ñuy wax dañuy wax tam doomu Sénégal yi nga xam ne à l'étranger ñi ngi fa nekk di valoir satisfaction Sénégal jàpp leen daal ne le Sénégal à l'honneur à Kigali fa la woon muy docteur Ibn Tamiya Silla mu remporté le prix africain de développement te loolu dañ ciy bëgg lu baax waaw dañ ciy bëgg bu baax Kebs yow dañ lay jaajëfal saa su ne ndaxte li may wax yow yaay ambassadrice su diaspora yaa ngi fexe di fu diaspora nekk di yëngatu bu amee lu ko naqari di nga leen jël su amee lu ko neex di nga leen jël donc yow yaa ngi dimbali njabootu bi ci biti mais yaa ngi dimbali état ci biti parce que rôle bi ngay jouer dafa am solo donc ñun
bu ñu nee le Sénégal à l'honneur dañuy wax le Sénégal à l'honneureté. waaw ndax doomi Sénégal yi ay dañoo xereñ. waaw fu ne nag ci àdduna bi. ak njàmbaarte lañ fa fuñ ko foogeewul ak fuñ ko yëgul. ñi ngi fu ne. ñi ngi NASA ñi ngi fu ne ci àdduna bi. mais fu ne la ñu nekk ci àddina moo tax nag ñu war a ma wax la ne. fi ñu toll ci réew mi. après Covid dafa am. qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. dëgg la njàmbarte bu ñu wane ci biti. nañ ñu ubbil. may ñu jotaay. ñu wane li ñu mën. dëgg la am na solo ñu ngi koy féliciter bu baax. dëgg la ñu jël ñu dem ci yeneen vidéo yi nga xam ne moom moo des rek. daal di ñëw àggale li nga xam ne moom moo di waxtaan bi. Depuis mois de mars ñoo ngi enregistré suñu premier cas fii mais taxul tamit affaire bi développé fii noonu parce que ministre Café dañoo respecté confinement bi fii parce que c'est confinement total. Sëñ Abdou Doli Mbacké tey jii ñu ngi fii ci bureau ministre des affaires étrangères Amadou Ba et des Sénégalais de l'extérieur yow Touba nga dëkk. Moussa Koyta suñu xarit bi nga xam ne moom moo ñu yónnee image yooyu rek Moussa téléphone bi nan la sant moom tam moo leen doon sànni ay xeer nee na plateau bi dafa calme tey donc image yi mi ngi noonu mais en gros Moussa ñu ngi koy nuyu suñu xarit la Marseillais bi nga xam ne moo fi toog bii passé di bomb affaire yi ba mu kii non moom laa waroon booleeg nogay bu xam. dem booleeg ñooñu. donc ñu ngi koy nuyu moom itamit suñu grand la di nuyu waale grand Pape Seck foofule ca fi nga xam ne. moom moo di Marseille Benoît ba léegi bàyyoogu la nee na nañu laajte ñaata vol de rapatriement moom la consul bi annoncé nee na y a des mamans qui pleurent pour revenir au pays. ñooñu la Benoît nee na ñi nga xam ne ñoo des. nee na am na ñoo xam ne ñi ngi jooy pour dellu si waat nañ laajte ñaata vol la ñu andi la ñu teg à mettre à disposition consul bi boobu ak léegi. moom la waaw léegi xam nga Benoît toujours dama koy wax ne ko li muy laaj dafa am comité bu nekk ci dëkk bu nekk. nañu ñu ngi koy ñaan Benoît ñu ngi lay ñaan rek. nga dem bu subaa ci consulat du Sénégal. nee naa képp koo xam ne yor nga sa billet Delta retour inscrireul suñu joxee date yi dégg ngeen secrétaire d'État mi ngi wax fan yi yëpp date yi nga xam ne moom la ñu am commission bi ñu ngi ciy liggéey soxna naata tous les jours. parce que xam ngeen ne madame Mbacké Fès daanaka képp ku da ci diaspora bi. mun naa ne database u diaspora c'est madame Mbacké. waxuma sax Fès de mais c'est madame Mbacké. donc li muy joxe ci information am ko ci nit ñi xam coono nit ñi. guddeeg bëccëg di ci wax di ci def. te ambassadeur yëpp kenn ku ci nekk guddi ak bëccëg dina wax ak yow. na sénégalais yi dëgg la jooy mënta ñàkk. waaye noppin mën naa am ak muñ parce que jeex na ba pare. parce que fi Covid bi toll woon jooy mënta ñàkk waaye noppi mën naa am nañu muñ rek nañu muñ parce que gis nga bu muñ bu amul rek dara du sotti. dëgg la bu muñ amul. dara du sotti parce que bu dee fa nga toog. ay pexe moo la fay jëlee te sa nguur mi ngi am pexe pour la jël si la. nañu muñ donc ñi ngi ñaan ñi nekk ci biti. nañu dimbali suñu doom yi nekk foofu te sonn wala suñu mag ñi sonn ñu téyel ñu leen rek. ba yëf yi ubbi. incha allah Mati mi ngi bëgg a dugg moom itam ci li nga xam ne moom moo di waxtaan bi. moom mooy waa Grèce également ñi ngi naan amuñu consul honoraire. boobu tam information la te Grèce bëri na sénégalais amuñu consul honoraire Bàcc Seck moom moo ñëwaat di ñu jàllaleel image nee na consul bi fi nekk tubaab la soxla nañu consul bu nekk sénégalais. nañ ci jàppale waaw. bu baax a baax incha allah bàcc dégg nañ ko. dinañu joxe lépp li nga xam ne dégg nañ ko fi muy ay njàmbat. te yu constructif parce que dafa am yoo xam ne yu mënta ñàkk la. waruñu mën a am consul honoraire yoo xam ne dañ leen fay fàtte. wala mënuñu nekk sax ci comprendre li sénégalais yi di def. même cas moom moo am foofu la ca Tenerife aussi. waaw consul honoraire moom moo fa amoon fi mu nekk nii. nekkatu fa sénégalais yaa nga taxaw tem xam naa ne bu mbas mi jàllee rek. ñu bàyyi ko xel bu baax Baara Ndiaye moom moo doon wax sànq foofu la ca Maroc. yaakaar naa ne li ñu cërale woon ci waxtu li ci des bareetul. bu ma duggee nag fi nga xam ne mooy Georgia daal di fay nuyu ki nga xam
xam ne moom moo di Lamine Fall nga xam ne moo yore wax naa leen ko Sen4 di def liggéey bu am solo. ñu yàgg faa dem defal ko ay reportage depuis plus de 10 ans muy association bi mag foofule ca Atlanta donc ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom Lamine di nuyu waa Georgia bokk na ci ki nga xam ne moom moo di rek Assane Mariama Gueye nga xam ne tam jigéenu jàmbaar la nee naa la muy première jigéen bi nga xam ne voilà moo njëkk a am salon de coiffure foofule ca Atlanta bu ma paree nag toftal ci sama xarit boobu nga xamante ne moom kenn ku ne ràññee na ko ci jàmbaaram ci nangoo liggéeyam yore ñaari business am foofule ca Atlanta macha allah mu di maam Soxna Lo di jigéenu jàmbaar moom ak borom këram Fàllu ñu yore fa business di ko tourneel te ñëpp xam ne sénégalais yi bég ci bu baax papalaay également bu RTS ñu ngi lay nuyu papalaay photo yi mu fi dugal nee naa ko na ko denc photo yi jamonoy triste la ma jël dugalal ma ko nii papalaay Fay frère Menge ñu ngi koy nuyu moom itam bu baax a baax mu mel ne nag également li nga xam ne mënuñoo waxtaanandoo lépp point ñu waroon waxtaanee bëri na am na boo xam ne dugal naa ko sax mais dañ ko génnaat tuuti parce que nee naa la politique lan la mën a apporter ci li nga xam ne moom moo di diaspora. waaw li may wax rek mooy li ma junj sànq. boo xasee jege sa dëkk. di politique. est-ce que des fois du yàq tamit. waaye am na lu mu mën a yàq. parce que mën naa ne man des fois dama naan li ma politique yàqal moo ëpp li ma defal. parce que tam Sénégal gars yi dañuy mere politiciens yi de. waaw mere lool sax. waaw xam nga li waral loolu. mooy su fekkente ne fekku la nga am métier. wala fekku la nga am ci loo jàpp. da ngay jàpp ne lépp damay dugg ci politique pour tekki. def ko te dañu war a def politique boo xam ne politique de développement la. am ay projet xam ni nga koy tegee. jaarale ko ci structure yi nga war a jaarale. fi nga fekk doomi sénégalais yi di góorgóorlu nga ñëw ànd ak ñoom. ba pare accompagner leen. parce que tey man dama jàpp ne diaspora. am na lu ci bari noo ko mën a apporter mooy li expertise bi ñu am. mooy li may wax sànq ci wàllu politique. ci wàllu formation. ci wàllu développement bu ñu ñëwee fii. wala bu ñu jegee. dëkk ba ñu nekk consulat ba fa nekk wala politiciens ya fa nekk. danañ leen mën a wax lan la ñu mën a dollee jàppale diaspora. moo tax tey li may wax daal politique li mu mën a defar. bari na li mu mën a yàq bari na mi ngi dépendre nag ci kay politique. lan mooy taxawaayam. parce que man dama njëkk a wax rek ne taxawaay. moo jëkk ci nit. amal ci loo nekk. wóolu sa bopp. ba du dañ lay yóbbu rek nga dem. wala fi naan ngësam li indiwuma waaye dama ñor tàbbi. déggal li waaw loolu nga ne ngësam li indiwuma waaye dama ñor tàbbi. dafa am loo xam ne boo ci duggee xam li nga ciy def. ndox ñuy làkk olof de. non dama yàgg Sénégal nag maa ngi fi bëgg defi fan. xam naa loolu tax ma dégg. mais yow da nga ñibbisi définitivement. waaw ñibbisi naa définitivement. ngir jàppale sama njaboot. d'abord. parce que lépp looy wax te boole woo ci sa njaboot rek yaa ngi nax sa bopp. dëgg la mooy lépp. ndax yaay newatu fi papa newatu fi. donc njaboot gi dañuy ñëw pour gunge leen. waaye itam. ñëwit ngir jàppale sama réew. parce que man dama bëgg. di bokk ci sama réewul na muy doxee. ma di ci àndee. naa keps di nga ma may rek ndax mënuñu pare. te waxuñu ci njàngum école bi. waa ay ñu tëjee ko parce que waxtu wi ñu joxoon. waaw li may ñaan daal mooy le 25 na ñëpp jàngi. jàngi ci contexte bi ak ni dëkk bi méttee ak affaire yi waa feebar beeg yooyu yëpp. waaw xam nga dëkk bi dafa metti nit ñi ne nañu génn nañu bëgg doxantu dem ñu plage yaa ngi nii fees dell. tere nañ leen ko mais il faut ñu dem maa ngi ñaanaale sax communes yi. ñu fexe def ay tente jéem a organiser place publique yi. pour ñu mën a wàññi yenn yi. maa ngi ñaan aussi xam naa ne ministre de l'éducation. ak les techniciens de l'éducation waxtaan nañu. ba gis ne jàng bi war naa mën a nekk. te année blanche. baaxul ci dëkk. année invalide baaxul ci dëkk. donc nañu fexe ñu mesurer rek li ñu xam ne mën nañ ko perte. mais li ñuy perte te mënuñu ko mesurer. loolu moo gën a doy waar. dëgg la ak temps bi xale yi jëloon di ko jàngi octobre ba léegi seen yaakaar war a tas. ñu bëgg a toog rek ci contexte Covid 19 te nit ñaa ngi doxi seeni soxla. jàngi rek war a nekk problème. te jàng moo yor ëllëg. maa ngi ñaan ñun ñëpp ensemble parents yi. ñu gunge xale yi. ñu jàngi. et que ñi leen di accueillir tamit jëm leen mettre dans de bonnes conditions. dëgg la mu mel ne message bu am solo la. lan ngay tëjee Latir. ouais parce que tey moom question yi dafa xawoon concentré wu ci tata bi xam naa ne plateau bi doyul ci moom bon mais comme moom tamit depuis sànq ba léegi maa ko gis mu ngi jël note. ñun tamit dañ lay confier waat. suñu dellu Maroc. dellu Maroc retour.
waaw puisque am nga affinité ak état. te yàlla def na moom ku ñuy déggal la. dénk nañ la lii. boo demee jàllale ko te am na ñoo xam ne bàyyi nañu seen i njaboot yi ndaw. ndax dañoo ñëwoon rek pour 3-4 jours. am ñoo xam ne seen soxna am na mucc na ci seen ginnaaw. am ñoo xam ne seen soxna mu ngi foofu. jafe-jafe yi daal bëri na. gannaaw dañ ko waroon tënk ci plateau bi waaye xaw na xat lool. te yàlla def na li ci bëri yow jàllale nga ko jël nga note. bon jox nañ la reste nga yeggale ko fa mu war a yegg. te ñu mën nañ ci taxaw lu mu gën a gaaw gën a baax. gannaaw yàlla def na état ngi góorgóorlu di jëli feneen di indi. ba war a jëli fa ñu war a dellu ñun indi. ngir yàlla ak yonent bi yeggali loolu foofu. ba lu ñuy jëli fële indi bu ñëwee ñun ñu jël ñu yóbbu ñu. loolu rek la ñu ñaan état loolu tax tàngalu ñu benn yoon yëngaluñu du maa lànk nag dañuy yëglu. da ngeen di yëglu nangu daal mais da ngeen bëgg a dem non ñoom amuñu problème. waaye yéen tudd leen association yëngu yëglu. dëgg la ñuy gërëm bu baax ki nga xam ne rek moom moo di Mati. waaye effectivement Mati xam naa bëggoon na dugg. non jàmbaar la jigéenu jàmbaar la dinañ ko dalal fii sax. war nañ ko boole bu ko defee waaw mu mun a def moom laa boole woon ak moom tey mu waaf. pour sax contact ñu échanger numéro parce que moom sama tata bi ni ma ko gisee ak Mati ni ma ko gisee. dëgg la ñuy war a mën a def lañ moo tax connexion boobu laa bëggoon tey waaye yow rëccuwuñu benn yoon li nga fi ñëwee. Latir John bokk ci les 10 pilotes. nekk koo xam ne moom itam jàmbaar la ci li nga xam ne moom lay yëngu muy rek collectif bi nga xam ne mooy les Sénégalais de la diaspora. ñoom nag ci diwaanu Maroc waaye itam dañ koy pérenniser ndax lii la état soxla. lii la Sénégal soxla ma naan àdduna soxla ko muy ay initiative yoo xam ne day jóge ci doomu Sénégal dal ci doomu Sénégal fu mu mën a nekk ci àdduna bi mbégte la ñu amoon ngir présenter leen li nga xam ne moom moo di émission bi di leen jaajëfal ci tànn ak ànd bi ngeen di ànd ak ñun li ñu fi waroon mën a waxtaan yëpp jotut a egg waaye lépp rek li duufandoo yëpp xajandul ci cin bi dañ koy dog ba beneen yoon incha allah ñu mën a àggali ci li nga xam ne moom moo di seen émission diaspora comme tous les mardis sur la TFM ñi ngi remercier bu baax soxna Seynabou Niang foofule ca diwaanu Maroc borom ànd dooleel jigéen ñi ngi koy jaajëfal bu baax moom madame Diakhaté ñi ngi koy jaajëfal bu baax di ko nuyu mboolem ku nekk Maroc may remercier bu baax ki nga xam ne moom habillé mu di rek Sidi mooy tailleur bi nga xam ne moom moo ko ñaw Sidi 77 633 26 24 77 633 26 24 mi ngi nekk ci Sicap Foire waaye nag bu ko mënee ñaw ba mu mel nii rek fekk na Merlo moom moo fa jaar ci tissu bi rek Merlo mi ngi nekk moom itam Sicap Foire ñu fekk boo fa demee fekk fa ñoom xadi tissu boo bëgg am na fa mu di 77 477 01 74 77 477 01 74 butigu Merlo ñuy jaajëfal ñëpp di remercier toute l'équipe bi nga xam ne moom la ñu àndaloon pour émission bi mën a yemb bokk na ci Demba Ndaw bokk na ci également Of Mbay ak itam ki nga xam ne moom moo di Mao Cissé nekk ci réalisation bi Pape Maguette ñoom Baye ci li nga xam ne moom moo di son bi promotion Kamu Seck ku lim Dioum ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal ci li nga xam ne moom moo di émission bi la ak Pullo sama xarit Pullo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ak Ahmed ñoom ñëpp nag jàpp ci liggéey bi c'est toute une équipe ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ba tax ngeen mën a gis lii di leen dig daje beneen yoon ci yeneen i waxtaan